FRAPP FRAPP moo ko woote man ma nekk tey le porte-parole du jour du FRAPP maa ngi tudd Guy Marius Sagna nekk secrétaire administratif bu FRAPP. Donc ñun waa FRAPP ñoo woote conférence de presse bi di ko animé avec la présence des travailleurs de VFS. maa ngi xaar ba léegi caméra yi j'essaie de gagner du temps en disant quelques mots en attendant que caméraman yi pare. Donc VFS mooy Visa Facilitation Service. defe naa ñu bëri ci yéen xam ngeen VFS parce que yéen ku xool seen kanam xam ne ñu tàmm tukki ngeen. Visa Facilitation Service defe naa moo nekk ci immeuble bu nekk seen wetu benn collègue la je crois que waa Seneweb ci immeuble boobu la ñu nekk mooy sur la route de Ouakam immeuble bi Seneweb nekk je crois que immeuble boobu la VFS nekk. Donc Visa Facilitation Service ñoom ñooy toppatoo lépp luy visa espace Schengen donc disons Union européenne moins quelques pays ak et autres ñoom ñooy toppatoo lépp lu jëm ci visa Schengen et autres ci autres yi Chine ci la bokk et cetera peut-être. Donc dañoo ñëwoon tey kon pour waxtaanee situation VFS boobu ci wàllu nu muy doxalee ak liggéeykat yi ak xëy na xool ak demandeur de visa yi mais surtout ni muy doxalee ak ay liggéeykatam dafa mel ni waaw donc xëy na di ñaan ñëpp ñu def seen portable vibreur. Donc ngir portable yi bañ a sonné et ñu bëgg a woote ñu jàppale ñu dem répondre plutôt ci biti. Donc di leen di gërëm ci teewaay bi et donc comme ni ma ko waxee VFS mu ngi tekki Visa Facilitation Service waaye wax ji mooy est-ce que bu ñu xoolee ni muy doxalee tekkiwul vol facilitation service vol mooy sàcc visa facilitation service la tudd waaye est-ce que mënuñu ko woowee vol facilitation service société indienne la waaye xëy na sax loolu bariwul solo bi nga xam ne comme ni ma ko waxee mooy toppatoo lépp lu jëm ci wàllu visa Schengen Chine ak ñoom seen lu tax ñu ne VFS dootuñu ko woowee visa facilitation service waaye vol facilitation service lañ koy woowee ndaxte société boobu nga xam ne képp kuy dem France képp kuy dem Espagne képp kuy dem Italie képp kuy dem Chine foofu ngay dem déposer sa demande de visa dañoo jàpp ne taxawaayam dafay sàcc liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk. lu tax ndaxte benn liggéeykat yi fa nekk ngir am congé 24 jours ouvrables yu mot jafe na ndaxte société bi dina wax ba sa 24 jours du mat yenn saay sax dina mun mais yenn saay sax au lieu de 24 jours nga def 18 jours fukki fan ak ñett de congé ñu jàpp ne loolu sàcc la. ñaareel bi mooy heure supplémentaire liggéeykat yi munoo muusa ko waane ba heure supplémentaire yu mat sëkk ñu fay la ko dinañ ut ay lay ba du ñu fay heure supplémentaire wala
bu ñu waree fay fukk ñu fay ñaar walla ñetti waxtu. ñetteel bi mooy weer bu nekk liggéeykat yi dañuy am ay bonus ay prime mensuelle. prime yooyu prime liggéeykat yi la waaye direction ba nekk ca bopp VFS day fexe ba moom direction bi mu am pàcc bu mu jël ci prime yi nga xam ne prime mu employé yi la li ci des mu bàyyil ko employé yi. ñeenteel bi mooy société boobu li fay dox mooy assurance pour liggéeykat yi mu ngi couvrir rek liggéeykat bi ak jëkkëram walla jabaram ak ñaari doom. boo amee ñetti doom sa ñetteel doom bokk ci boo amee ñeenti doom sa ñeenteel doom bokk ci. waaw ñu jàpp nag ne VFS boobu xam naa ne xamul ne Sénégal la nekk VFS boobu xamul ne Afrique la nekk ndaxte boo bëggee gis ay famille yu am ñaari doom na nga dem implanté wu Europe na nga dem implanté wu États-Unis te foofu sax foog naa ne di nga fa fekk ay famille yoo xam ne ëpp na ñaari doom. kon mënoo ñëw implanté wu Afrique mënoo ñëw implanté wu Sénégal di liggéey nga naan ay pàpp yaay doom pàpp yaay ñaari doom ngay assuré ñeneen ñi nag kan moo leen di assuré te li ci metti mooy balaay VFS di sanc boo bëggee visa court séjour 40 000 ngay fay maanaam juróom-ñetti junni parce que jamono jooju ci ambassade yi nga doon dem directement boo bëggee visa long séjour 65 000 ngay fay maanaam fukki junni ak ñett 65 000 waaye VFS bu mu ñëwee ba léegi donc mu dox diggante demandeur de visa yi ak ambassade yi da ngay fay juróom-ñetti junni yi bu dee court séjour fay fukki junni ak ñett bu dee long séjour waaye nga teg ci 18 500 pour frais VFS 13 400 bu dee da nga bëgg a déposer sa demande de visa mu gaaw parce que defe naa loolu mooy salle premium ak 650 francs pour SMS bi nga xam ne moom moo lay xamal ne sa passeport disponible na te yenn saay sax SMS boobu da nga koy yéex a jot donc xam ngeen ne xaalis la société boobu di liggéey lii gën a firndeel ne xaalis la société boobu di liggéey mooy boo jëlee jamono yi nga xam ne moo dox diggante weeru mai ak weeru août société bi VFS dina def bés bu nekk lu jege lu ëpp en tout cas autour de juróomi téeméeri dossier de demande de visa lay traité bés bu nekk bu ñu jàppoon ne 500 demandes de visa la société boobu di traité bés bu nekk xool leen rek bu fekkee 500 yëpp visa court séjour la ñuy déposé maanaam 40 000 francs nga multiplier ko par 500 dossiers xam ngeen ne loolu en fait xaalis bu bari la nga jàpp ne c'est du mois de mai au mois d'août xaalis boobu yépp nag liggéeykat yi di ko liggéey employés yi di ko liggéey bruit bi ça vous dérange pas waaw mun ngeen tëj bunt bi bon il fait déjà frais hein et puis xam nga amuñu fond politique nga naan métal clim yow itam yaa ko tey xaalis boobu yépp nga xam ne liggéeykat yi ñoo koy liggéey
feeñul ci liggéeykat yi ndaxte comme ni ma leen ko waxee heure supplémentaire dinañ xool ba duñ la ko fay congé dinañ xool ba au lieu de 24 jours ouvrables ngay def ay ñaar fukki fan wala sax yenn saay fukki fan ak juróom-ñett wax naa leen nag assurance bi ni muy demee fexe nañ daal lay nañ daal ba pap yaay ñaari doom la ñuy jël en charge waaw mais li ci gën a doy waar moo di ne bi VFS di commencé ay yëngu-yënguwam fii ci Sénégal liggéeykat yi mu njëkk signal seen salaire bu njëkk seen salaire de base 250 000 la woon waaye liggéeykat ya ca topp mu commencé di leen di fay salaire de base 150 000 kon VFS di gën di am xaalis liggéeykat yi di gën di ndóol li ci doy waat nag moo di ne ci jamono coronavirus bi waaw dëgg la ñun ñëpp xam nañ ne coronavirus bi dafa impacté ay société xam naa sax jamono coronavirus bi voyage yi wàññeeku na loolu yëpp xel mu xëy na mën na ko nangu voyage yi wàññeeku na donc demandeur de visa yi wàññeeku na ak ñoom seen donc mën nañ comprendre ne dëkk tugal yi nga xam ne dañ doon tëj seen frontière ndax xeex coronavirus dëkk yooyu mënatuñ fa dem donc dëkk yooyu demande de visa yi day daal di wàññeeku loolu yëpp xel mën na ko nangu waaye état du Sénégal jël benn dogal benn ordonnance ne ak coronavirus bëggatuñu ñu dàq benn employé benn dëmm français la dañoo ne dëmm mu ngi sant nooteel te nooteel nag am na ay patron nit yu ñuul ni ñun sant Sagna Diallo Taal waaw ak ñoom seen ni ñun ay patron yu sant ni ñun ñuul kukk ni ñun di toroxal ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal réew mi ñoom la ñu bokkal maanaam continent yi donc bu mu jaaxal kenn bu fekkee patron yu weex tàll wala yu xonk cur fii la ñuy ñëw di ñu toroxal et donc nooteel la amul dafa weex dañ koy dénoncer mu ñuul ñu ne pat donc ñu ngi interpeller président de la République Macky Sall ñu ngi interpeller gouvernement wa di interpeller ki nga xam ne moom mooy ministre du travail mënatuñu nangu ñuy licencier ay femmes enceintes ay femmes yu ëmb ay femmes ay jigéen yu wan na lor mënatuñ ko seetaan mënatuñu nangu ñuy licencier comme ça ay travailleurs VFS nag comme ni ma ko waxee waaw bëgg nañ waxtaan ak moom ñu ngi ñaan mu toog ak juróomi liggéeykatam woowu juróomi ex-travailleur am yi ñu waxtaan ak ñoom ba trouver ay terrain d'entente ñun nag waa FRAPP waxuñu lii mooy saafara bi lii du saafara bi liggéeykat yi lu ñu d'accord ak VFS ñun d'accord nañ ci ak VFS waaw liggéeykat yi mu dàq li ñu d'accord ak VFS ñun ànd nañ ci ak ñoom waaye lu liggéeykat yi nanguwul ñun duñ ci d'accord comme ni ma ko waxee VFS moo tooñ VFS na xool nu mu koy réglé bu ko réglé wul nag ñun dinañ xoolaat ni ñuy def ndaxte nag ñun Afrique ñun Sénégal ñu ngi commencé ñàkk fayda déjà visa yi ñu ñuy fayloo du dëgg du yoon waaw ñoom fu leen neex ñu bàyyeekoo ñëw Afrique ñëw Sénégal du ñu fay visa ñun pour dem ci ñoom ñu war a fay visa ndaxte nag bu ñu waxee VFS wax ambassade réew yi nga xam ne ñoo ñuy fayloo visa pour dugg seen biir réew te ñenn ci ñoom rawatina waa tugal bu ñuy ñëw ci ñun du ñu fay visa benn ñu ñuy fayloo visa ndax ñàkk fayda bi bu suñu autorités yi ñàkk fayda ñaar ñu naan déet ñu ñuy fayloo visa di noot suñu ay liggéeykat di noot suñu ay mbokk africain di noot suñu ay mbokk sénégalais di noot ay jigéen rawatina ay jigéen yu ëmb loolu kilifa yi nañ ko régler ci nii wala ci ñaar VFS na waxtaan ak liggéeykat yi rapidement sinon dinañ xool naka la ñuy waxtaanee benn ak liggéeykat yi ñaar naka la ñuy defee une campagne bu dul rek campagne nationale waaw bañu ñesi ba ci saisir BIT di interpeller nag les syndicats et les centrales syndicales ndaxte kat
syndicat tumranke na ci Sénégal centrale syndicale tumranke na ci Sénégal waaw ni ministre du travail tumranke mel ni amul ni inspection du travail tumranke mel ni amul wa ilaa mu mel nii dañoo ànd ak borom doole yi patron yi noonu la syndicat tumranke jamono ji Sénégal noonu la centrale syndicale tumranke jamono ji Sénégal donc nañu gaaw a régler jafe-jafe bi ñaareel bi ak waa ak juróomi liggéeykat yi VFS na waxtaan ak ñoom ci lu mu gën a gaawee négociation yi mu bañoon jamono ji nga xam ne ñu nga fa woon na négociation yi commencé ndaxte comme ni ñu koy waxee un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ñun nag bañu ñu waxtaan waaye nag li ngeen ñu def métti na yéen waa VFS métti na ñu ba ci kanamu yàlla te bu VFS nekkee entreprise indienne ay indien war nañ fàttaliku Bandung indiens yi war nañ fàttaliku Bandung africains yi war nañ fàttaliku Bandung maanaam africain warul mës a def lu ñaaw indien warul mës a def lu ñaaw ay pays du sud waaw ndaxte lu ñu boole lu yàgg la waaye tamit indien warul def lu ñaaw africain waaw boo fàttalikuwee Bandung rek yéen indiens yi waru leen def lu ñaaw africain yi waaye lii yépp nag comme ni ma ko waxee président Macky Sall la gouvernement wam ak ministre des licenciements ministre des arriérés de salaire ministre des violations des droits syndicaux waaw ministre du chômage au lieu de ministre du travail waaw inspection des licenciements inspection des arriérés de salaire inspection des licenciements arbitraires inspection du chômage au lieu d'inspection du travail lii moo fi am Sénégal ministre des patrons voyous des patrons bandits au lieu de ministre du travail inspection des patrons voyous inspection des patrons bandits au lieu d'inspection du travail lii moo fi am Sénégal donc mbokk yi lii moo ñu fi indi woon te lii dal waa VFS mu ngi dal yeneen ak yeneen entreprise GCO entreprise bi nga xam ne moom mooy def zircon fële ca Diogo dégg ngeen ay licenciement am Brioche Dorée dégg ngeen ay liggéeykatam am nañ fa jafe-jafe ABS dégg ngeen jafe-jafe yi liggéeykat yi am Excelec Sigelec dégg ngeen jafe-jafe yi nga xam ne moo am fii Manco nga xam ne mu ngi bokk disons ci SGBS dégg ngeen itam jafe-jafe liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk foofu King Fahd Palace teeru bi dégg ngeen licenciement yi nga xam ne moo fa am daanaka dafa mel ni liggéeykatu Sénégal mësul gën a tumranke jamono président Macky Sall 1960 ak léegi kan nag moo ñuy wàllu kan mooy wàllu liggéeykat yi kenn du leen wàllu ku dul seen bopp kenn du wàllu liggéeykat yi ku dul seen bopp ak askanu Sénégal kenn du ñu wàllu ku dul suñu bopp donc liggéeykat yi nañu am full ak fayda syndicat yi nga xam ne ay syndicat la yoo xam ne encaissé cekof lañ fi nekkee encaissé xaalis 1er mai encaissé des enveloppes en espèces sonnantes et trébuchantes encaissé xaalisu pacte de stabilité sociale subvention de l'État 300 millions yi nga xam ne ñun ñëpp ñoo koy dégg syndicat yi nga xam ne nekkewuñ fi lu dul ñu créer ay institutions aussi inutiles que budgétivores ñu am fa place am place conseil économique social et environnemental am place HCCT ak fan ak ci conseil d'administration yi syndicat yooyu liggéeykat yi nañu am full ak fayda te dëddu leen syndicat yooyu liggéeykat yi nañu am full ak fayda xeex ci biir dàq seen njiit yi nga xam ne nekkee wuñ fi lu dul njaaloo ak patron voyou yi njaaloo ak patron bandi yi ëllëg ñu waxal liggéeykat yi ñuy wax ak patron yi nekkee wuñ fi lu dul njaaloo ak état bi ëllëg ñu wax ak li nga xam ne moom mooy liggéeykat yi nous sommes très heureux aujourd'hui chers concitoyens frères et sœurs journalistes de votre présence à cette conférence de presse convoquée par le ñaareel bi chômage technique sax dañ koy waxtaanee te bu fekkee mënul ñàkk ci benn entreprise chômage technique payoor bi mënul gën a tuuti téeméer boo jël ci payoor bi juróom-ñaar fukk maanaam 70% du salaire
bi coronavirus amee VFS ne mbas mi dafa impacté yëngu-yënguwam mu ne kon day def chômage technique waaye li ci doy waar ci chômage technique bi mooy dafa commencé di fay 70% des salaires mujjantel bi muy fay 50%, mujjantel bi sax muy pay 30% des salaires 30% des salaires lu mu mun fay dégg ngeen sànq li ma leen wax liggéeykat yu njëkk yi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci boîte bi seen salaire de base 250 000 la woon ñi leen fekk si 150 000 la woon 150 000 déjà boo ko xaajee ñaar 75 000 la 75 000 bu fekkee da ngaa dëkk Pikine nga war a dem liggéeyi xaw ma VFS 75 000 xanaa paas bi sax matul ñu naan déet 50% de 150 000 tuuti na nga naan 30%. 30% du salaire de 150 000 ah ngeen jàpp ne loolu dëgg la ngay fay liggéeykat moins de 75%. mu mel nii moins de 70%. mu mel nii VFS boobu dafa amoon jubluwaay dafa amoon fu mu bëggoon jëm ndaxte liggéeykat boo demee ba di ko fay 30% de son salaire yow dafa mel nii da ngaa bëgg a dàq liggéeykat bi mu demal boppam. dafa mel nii da ngay buntu xatal liggéeykat bi ngir mu demal boppam bëgg nga ko dax waaye yow bëggoo jël dogal bi da nga koy naxaral da nga koy méccital da nga koy toroxal ci bërëbu liggéeykaayam ngir moom mu demal boppam ndaxte loolu mooy 30% de salaire loolu nag ñu koy ñaawlu ñuy interpeller état du Sénégal ndaxte moom moo génne woon kayit ne même chômage technique ba mënul ñàkk lu gën a tuuti lu gën a yées lu ñu mun fay li entreprise boo xam ne mbas mi da ko laal lu gën a yées li mu mun fay liggéeykatam mooy téeméer boo jël 70%. état bi nag toog na seetaan ba entreprise bii di VFS di fay ba ci 30%. ana état du Sénégal waaw bu fekkee pour matraquer état du Sénégal mu ngi fi bu fekkee pour gazer état du Sénégal mu ngi fi bu fekkee pour jàpp tëj état du Sénégal mu ngi fi waaye bu fekkee pour aar askanu Sénégal pour aar liggéeykat yi nekk Sénégal état du Sénégal abonné absent ba ay patron voyou ay patron bandit di fay 30% du salaire. ñu ne déet mu ñëw ne day def licenciement pour motif économique licenciement pour motif économique boobu jaarul yoon dafa ñëw rek ne waaw man tànn naa juróomi liggéeykat yoo xam ne naa leen def licenciement pour motif économique ñu ne ko déet loolu mënul nekk mu ne kon 50% des travailleurs naa leen yóbbu ci licenciement pour motif économique waaye mujjantel bi juróom la si tànn juróomi liggéeykat mu ne leen VFSD mënatul fay ni mu doon fayee waxtaanu si wanewul ci lan la teg mu ne mënatul fay liggéeykat yi loolu mu ngi am ay mois de décembre mu ñëw ne dañuy def départ négocié waaye départ négocié boo xam ne amul benn négociation ak liggéeykat yi ñëw rek bëgg leen imposer dara liggéeykat yi ne ñoo lànk ñoo bañ départ négocié mooy départ waxtaan donc nañu lal waxtaan nañu lal waxtaan waa VFS ne ñoo lànk duñu waxtaan finalement mujjantel bi ñeenti fan ci janvier 2021 bi ñu licencié seen juróomi liggéeykat te balaay le 4 janvier 2021 bi ci mois de décembre VFS viré liggéeykat yooyu xaalis boo xam ne liggéey ëpp na seen payoor liggéeykat yi naan waaw lii lu mu doon kon mooy li ma doon wax dafa mel ni VFS dafa amoon plan de liquidation de liggéeykat yi nga xam ne saay bu réunion amee ñooy wax waaw ni Macky Sall saay bu amee ñoo xam ne ñooy dut baaraam li askan wi di sonn di jéem a liquider diw jàppee diw tëj diw nëbb jant diw mu mel ni kon VFS
ci loolu la nekkoon ak liggéeykat yi nga xam ne délégué du personnel yi ne pat ne teg fekk liggéeykat VFS ñu ngi torox moom ay liggéeykat yoo xam ne ce sont des liggéeykat dignes am jom am fulla am fayda du ñu naan petit ñu ciblé liggéeykat yooyu versel leen xaalis seen compte ba pare ay fan ci kanam ñeenti fan ci weeru janvier 2021 bii passé ñu ne leen dàq nañ leen. mais li gën a ñaaw ci chômage technique bi li gën a ñaaw ci licenciement bi moo di ne chômage technique ci ñëpp la métti wax dëgg yàlla licenciement ci ñëpp la métti waaye nag boo nekkee ci entreprise boo xam ne dafa am ay contrat à durée indéterminée CDI ak ay contrat à durée déterminée CDD waaw quand même booy def chômage technique dafa am choix bi ngay def booy def licenciement dafa am choix bi ngay def CDI bokkul ak CDD boo nekkee entreprise boo xam ne liggéeykat yii dañoo am jabar ak doom am jëkkër ak doom mu am ay célibataire dafa am choix bi ngay def dama koy baamtuwaat licenciement ci ñëpp la métti waaye xel mën na nangu genn wàll kasara moo gën kasara célibataire amul jabar amul doom ak jigéen boo xam ne mu ngi ci entreprise bi am jëkkër am ay doom bu licenciement mënul ñàkk foog naa ne bu dee genn wàll kasara moo gën kasara célibataire bi la ñuy bàyyi donte métti na VFS deful loolu ñi mu dàq ñépp juróomi liggéeykat yépp ay CDI la ñoom ñépp ay père ak mère de famille lañu fekk ne amoon na ay célibataire foofu fekk ne amoon na ay CDD foofu fekk ne amoon na sax ay CDD yoo xam ne lu leen dese pour mu jeex bariwul naka ngay licencier CDI bàyyi CDD boo xam ne lu ko fa dese bariwul donc mu mel ni kon règlement de compte boobu ma doon wax plan de liquidation boobu ma doon wax bu fekkoon c'était un plan rampant plan bi nag 4 janvier plan bi taxaw na temm wane boppam mais li ci gën a ñaaw ci licenciement bi xam ngeen mooy lan li ma wax ni yëpp ñaaw na mais ci juróom yi nga xam ne dàq nañ leen amoon na benn jigéen bu ëmb ñi xam code du travail xam nañ ne kenn du licencier jigéen bu ëmb le 4 janvier 2021 VFS ci juróomi liggéeykat yi mu dàq ñoom ñépp mu dàq leen ci anam bi ma wane te mu ñaaw dëppoowul ak yoon amoon na jigéen bu ëmb mbokk yi bu ñu seetaanee ci Sénégal ñuy toroxal liggéeykat ñu naan déet ñuy salfaañee sañ-sañu liggéeykat ñu naan déet waaye ñuy salfaañee liggéeykat yu jigéen yi jamono yi nga xam ne dañoo ëmb mbokk yi suñu Sénégal bi day yàqu te lii waruñu ko seetaan waruñu seetaan liggéeykat yi ñu leen di toroxal te mu am ministre du travail fii ci Sénégal wax ji mooy ana ministre du travail dafa mel ni fii Sénégal ministre du chômage moo fi am ministre des arriérés de salaire moo fi am ministre des licenciements arbitraires ak injuste moo fi am ndaxte licenciement bii licenciement arbitraire la jaarul yoon jaay doole la licenciement liquidation la licenciement pour dàq ñoo xam ne ci biir entreprise bi waaw dañ doon wax te yàlla tax dañ doon wax te njëriñu liggéeykat yi tax donc ñu dàq si benn jigéen boo xam ne dafa ëmboon te entreprise bi xamoon na ne liggéeykat boobu dafa ëmboon mbokk yi tey la 30 mars waaw ñu ngi ci njeextelu weeru mars waaw xëy na 365 jours yépp dama jàpp ne ñetti téeméeri fan yépp ay fanu jigéen lañu waaye weeru mars moo gën a ti fort encore xam ngeen ne waruñu toroxal jigéen waaw waruñu sax toroxal góor waaye bu tànn di am man jàpp naa ne nañu toroxal góor bàyyi jigéen bu tànn di am damay naan xëy na nañu toroxal jigéen te bàyyi jigéen bu ëmb lii ñaaw na lii du dëgg du yoon te waruñu ko seetaan ndaxte lii bu amee ça veut dire que xëy na mu ngi am feneen xëy na amoon na feneen ñuy licencier ay jigéen yoo xam ne dañoo ëmb ñaanu ma ko yàlla sama xarit Adja mu ngi fi
ak sama yeneen xarit yi yoo xam ne xëy na masque bi tax na xàmmee ma leen waruñu seetaan lii ndaxte lii raam ñuy toog di ko seetaan ah fu mu jëm kii baaxul. ana inspection du travail dafa mel ni amatul ci réew mi inspection des patrons voyous la inspection pour les patrons bandits la. lii mooy li nga xam ne moom la ñu waxoon fii moo ñu indi woon fii et donc bu ñu sañoon mbir mi du egg tribunal bu ñu sañoon tribunal du àtte bu ñu sañoon VFS day toog waxtaan ak juróomi liggéeykat yi nga xam ne moo leen tooñ ñu waxtaan ba déggoo ndaxte tooñ na leen ba ci kanamu yàlla tooñ nañ leen ba ci kanamu askanu Sénégal yépp ndaxte lii mënuñu ko seetaan te lii du kenn moo ñu ko teg lu dul suñu ñi nga xam ne ñun ñoo leen fal ñu ñàkk fayda di seetaan ay patron voyou di def lu leen neex patron yépp nag duñu ay patron voyou nee naa leen entreprise indienne la patron yépp duñu ay patron voyou waaye tamit bu ñu seetaanee ay patron sénégalais di toroxal seen moroomu doomu Sénégal waaw mun nañ nangu di gis ay patron doxandem di ñëw toroxal doomu Sénégal doomu Afrique fii ci Sénégal waaw parce que ñun waa FRAPP nag mu suñu wax ne dëmm tubaab la dañoo ne dëmm nooteel la mu suñu wax ne